comme ni ñu ko gisee tey seen émission njur ak ñanaaw dafa déplacé wu ñëw fii ci Thiaroye Kaw fekk si benn éleveur bu mag boo xamante ni dafay yëngu ci wàllu lu ñuy wax colombophilie ñu ñëw tey ci pigeonnier am mu tudd Amadou Souaré pigeonnier bi nag moom mooy Africa Loft ñu fas yéene nag waxtaan ak moom ci loo xamante ni moom mooy la ñuy wax colombophilie. Sénégal suñu climat bi dafa xaw a tàngaay moo ëpp lu muy sedd. alors que pour ñun Africa Loft il est préférable ñu produire ci seddaay. donc le mâle dañ koy filer bi mooy par exemple nga boole ñaari couple. ñu soxla woo ay nenam. bii da nga soxla ay nenam. te boo ko jëlee da nga koy produire mu nen ba pare nga teggi nen yi tegal ko kële. parce que day accélérer production couple boobu nga soxla. DTV, la magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablettes. La DTV sous vos yeux partout à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. mbokki juróom-ñaari waxtu bu tegal benn simili jot na fii ci Ndakaaru li gën a fës ci xibaar yi Sidi Lamine Niass mujj nañ ko jébbal boromam ca Léona Niassène ci wetu baayam maam Khalifa ak maamam di maam Abdoulahi Niass ki di jiite juma Medina Baye moo ko jiite wala boog moo ko jullee la ko juuti ci wal fajri delloo nañ ko maanaam njukkal bi mujj daañu leen ko jukki ci xibaar yi dana ca bokkit fexe ba lu aju ci wàllu xeex lii di cyber sécurité wala boog cybercriminalité njiitum réew mi di le président Macky Sall dalal ci naataangoom bi di njiital Estonie waxtaane na lu ni mel ak jokkaloo jëm ci wàllu woowee fës si ñaari réew yi ak nañuy jëm fa ñuy jaar yoon yi gën a rattaxal wàll wi ci xarala yooyee njiitum réew mi dikk na ci ni mu gën a yaatoo ànd ca ganam Abdoulaye Ndiaye moo ñu ko fas yéene faram-fàcceel danañ ci àndit lu aju ci wàllu investiture ci réew mi jëm ci élection présidentielle yi ñu dëgmal di atum 2019 voix pure bëgg na amal lu ni mel ca Arena Dakar lu ni mel mujjta antu ñenn ci askan wi ci yëkkati seen kàddu ndax ñi di nguur gi rek ñoo am sañ-sañ amal ay xew-xew ci bërëb boobee wala bokk ñëpp ca bokk maase daañu ko jukki ci xibaar yi na ci bokkit métier de la semaine ni ki tey ñu jox kàddu gi ñi nga xamante ni ñooy ay plombier di ñu xarañ ca la ñuy liggéey la mu laaj ngir fexe ña ñuy liggéeyloo wala boog ña leen di liggéeyloo bëgg ca lu ni mel dikk nañ ci ak jafe-jafe la mu làmbool ña nga xamante ni ñoo bëgg dugg ci métier bi la ñuy xaar ci ñoom ñooñu yëpp yaatal nañ ko ànd ceeg suñu ndaw di Ajara Ndiaye daañu leen ko yaatal ci xibaar yi mbokki ponk yaa ngoog bu ngeen ñu toppee ñu daal di ko yaatal. mbokki ginnaaw bañ leen nuyoo xibaar yi ci ngoon gi ñu koy dooree ki moo ko jundee ñi ki sànq di Sidi Lamine Niass mujj nañ ko jébbal boromam ca Léona Niassène mu ngi tëdd jamono ji ci wetu baayam bu tedd ba di maam Khalifa Niass naka noonu it maamam di maam Abdoulahi Niass dañuy dem ci bërëb boobe di Kaolack fekk fa suñu ndaw toppal ñu yëfi ni ki tey di Pape Malick Fall Pape Malick ginnaaw bi ma la nuyoo ñu bëggoon rek nga wax ñu ana fan la ñu toll ci xew-xew boobee nga xamante ni daanaka ba mu génnee àddina ak léegi ñu ngi doon xaar ngir jébbal ko boromam mujj naa antu ñu bëgg rek nga dikk ak ñun ca la gën a fës ci ba ñu koy jébbal boromam moom Sidi Lamine Niass. Pape Ousmane ci bu ñeenti waxtu tegalee fanweeri simili maanaam 4h30 ci la ñu daal di jébbal Sidi Lamine Niass boromam ginnaaw bi ñu jullee juma diggante bi corbillard bi di ñëw ak diggante bi nga xam ne jubóo nañu ngir denc Sidi Lamine Niass ci penku jumaa ji maanaam ci barabu ki nga xam ne moo nekkoon xalif général bu Léona Niassène di Alaaji Ibrahima Niass xalifatu daanaka mën nañu wax ne mat na ñetti waxtu ci dem bi ak dëkk bi
taawam xaw ma doomam di Cheikh Ahmed Tidiane Niass doon wax ne dañ ko war a denc fi nga xam ne moo di mausolée wu Alaaji Abdoulaye Niass nitu baayam di moom Khalifa Niass laata bi fu demee nga gis ne barab boobu dafa fees waaye moom taxut moom moomee di Cheikh Niass daal di insister ngir ñu denc baayam fi nga xam ne moo di zawiya maam Alaaji Abdoulaye Niass nekk barab bi nga xam ne fa la maam Khalifa Niass tëdd ci diggante boobu kilifa yi daal di wax ndax ci teewaay bi nga xam ne moo di xalif général de la Fayda Tidianiya di mag bi nga xam ne jamono ji ñoo di famille Niassène moom Cheikh Ahmed Tidiane ànd ak ki nga xam ne moo di imam ratib bi ak porte parole famille Medina Baye di Cheikh Mahi Ibrahima Cheikh Mahi Cissé ñoom ñun ñëpp daal dinañuy intervenir ci li nga xam ne mooy décision bi nga xam ne kenn ci doomi ci di lam ne si daal dina koy jël ngir ñu denc bàyyam di tedd ji ci fi nga xam ne moo di zawiya maam Alaaji Abdoulaye Niass gannaaw loole waxtaan am na ci la ñu jël ki nga xam ni moo di si lam Niass daal di koy mujjee denc ci penku jumaa ji ci fi nga xam ne mooy bërëbu ki fi nekkoon xalif général bu Léona Niassène di El Hadj Ibrahima Niass foofu la ñu denc ki nga xam ne moo di njiitu groupe Walfadjri mu mel ni kon tey li famille yu Léona Niassène doon sàkku te xalif général yi nekk ci Sénégal yëpp doon ko sàkku mujj nañ ko am muy ki nga xam ne moo di Sidy Lamine Niass tudduwaayam du fenn fu dul foofu nga xam ne moo di Léona Niassène Pape Ousmane ñu seetlu ne Kaolack tey xumboon na Kaolack tey bëri woon na nit fu nekk la taalibe yi daal di jógee moo xam Gambie moo xam Kaffrine moo xam Koungheul moo xam Tambacounda jógee nañu fu nekk ñoom taalibe Mawlana Cheikh Ibrahim ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy taalibe Maam Khalifa Niass yi ngir ñëw daal di jóge ki nga xam ne moo nekkoon seen sëriñ ki nga xam ne it moo nekkoon ki nga xam ne moo doon jàppale ñi di baykat yi di Sidy Lamine Niass ci kër gi nga xam ne mooy këram gu mujj fii ci àddina lu kenn nañ ci teewaayu kilifa diine yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal yëpp xalifa yi ku ci nekk yónnee nga délégation Touba yónnee nañu délégation ki leen fa teewloon moo di sëriñ Isaaxa Mbàkke mi nga xam ne moom la ñu dàkkantale ambassadeur teewoon na fa waa Tiwaawoon yónnee woon nañu délégation ak la famille Kan ñi nga xam ne ñoo di Medina Baye xalif général de la Fayda moom moo déplacé wu en personne ak imam bi ngir teewee ko imam Aliou Ndaw daal dina ñëw mu mel ni booy xool tey Léona Niassène moo nekkoon bërëbu daluwaay yi nga xam ne mooy umma islamique bu nekk Sénégal yëpp ndax xalif général bu nekk yónnee nga délégation ñoom ñooñu daal nañuy rafetlu liggéey ki nga xam ne ñoo di Sidy Lamine Niass daal di wax njëriñ li nga xam ne amal na leen ko mu mel ni Kaolack tey jii Pape Ousmane daal dinay jooy ki nga xam ne moo di Sidy Lamine Niass waaye daal dinay am ndam rëy ginnaaw bi ñu amee ay xëccoo yu xam ne yàgg na loolu doxoon ci diggante kii di doomam di Cheikh Niass ak famille bi nga xam ne moo di famille Niassène loolee lañ si mën a jàpp ci tënk kon ñu jàpp ne Sidy Lamine Niass denc nañ ko tey fii ci diwaanu Léona Niassène ci tënku jumaa ji mu bokk barab ak ki nga xam ne moo fi nekkoon xalif général bu maam Khalifa Niass di Alaaji Ibrahima Niass waaye mën nañu jàpp ne coow li daal bëri na ci denc ki nga xam ne moo di Sidy Lamine Niass mu ngoog ñu lay jaajëfal bu baax a baax ñu àndoon ak Pape Malick Fall bokk ci ndaw yi ñu teewal jamono ji ca Kaolack doon dikk ak ñun ci tiis woowee dal ci Sénégal daanaka ñeenti fan a ngi nii ñu ne ci di Sidy Lamine Niass mi ñu mujj jébal boromam ca Léona Niassène mu mel ni la ko jiitu delloo nañ ko njukkal bi mujj ci groupe ba mu sanc ji yëngatu ci wàllum tasum xibaar di Walfadjri mu mel ni ña fa teewoon jafe na leen ngir ñu sax maîtriser seen bopp ay jooyoo wane seenum naqar mu mel ni ba mu dëddoo ci la gën a nekk ci seen i xel ak ci seen i xol yi ñu teewlu ci kàddu ñenn ci ñoom ci micro suñu na metti na koo xam ne daf ñu tàggat ci ay valeurs yu am solo maanaam muñ ak tamit wax dëgg man surtout wax dëgg bi ma daan ne mu ne ma Cheikh Tidiane fi nga nekk yoon bi nga jël bu ko teggi de yow mii tu représentes Walfadjri moo tax musuma bëgg a dem da ngay laaj dans la presse fu nekk woo nañ ma fa mënuma ko woon a bàyyi parce que lim ma defal la moo tax mënuma ko woon a bàyyi moo tax Lamine ñëpp xam nañ taxawaayam ci askan bi fii ci Sénégal si Lamine comme proverbe arabe lu muy waxee ida zalla al alim zalla bi zallarjihi alim mooy benn nit bi nga xamante ne boroom xam-xam bu demee lu bëri lay yóbbaale je peux mënuma koo tekki correctement ci wolof mais mun nañ koo comprendre bibliothèque la nit bu bëri xam-xam bi nga xamante ne day taxawal mooy ñun journalistes yi mais askanu Sénégal lay taxawal ñi amul baat
gis ngeen képp ku bëgg a jooytu fii ngay Walfadjri ngay jubal. Sidi Lamine alhamdulilah rabbil alamin sama yàlla defoon na ma xam ko baaxee woon na ma ba sama benn ngénte taaw mu ñëw fa taxaw fa taxawaay bu rafet man nag maa ngi ko xamee ci buntu sëriñ bi muy suñ papa di Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass di xalifa Medina Baye waaye nit ku dëggu la woon li ñëpp wax kenn mënatu la wax lu weesu li ñëpp wax waaye nit ku dëggu la woon ku bëgg réewam ku bëgg diine ku bëgg mbokk ku fonk wëllëre ku mën a taxawu l'islam fu l'islam bi naroon na jooy moom mu taxaw fompa ko ronk ñëpp xam nañ ni meloon ci diine gi te ni meloon ci mbokk gi ni meloon ci l'islam bi ni mu bëggee woon àdduna ni mu bëggee woon àdduna ba baax. sama doom ku ma yàgg bëgg ku ma yàgg suivre problème bu am ci kër gi ñëw naa ajuma ba ma fi ñëwee ci problème bi ajuma bii laa fi dellu si waat Sidi ma koy xool ci télé bi bëgg ko muy sama doom Sidi di wax lu baax def lu baax Sidi Lamine bëgg nit ñi Sidi Lamine dëggu Sidi Lamine jullite boo demee arab faat Sidi Lamine day dolli sa ngëm danaan ñaan di ay soppe Sidi Lamine Niass mi ñu jébbal boromam ni ki tey foofee ca Léona Niassène groupe Excaf Télécom di wéy di feddaliwaat njaalam ci njaboot gi nga xamante ne ñoo ñàkk kooke di njiital groupe Walfadjri muy nag réew boo xam ne dañu leen ràññee lool ci xeex lii di cybercriminalité ngir xam-xam ba ñu amee jëm ci xarala yu yees yi di Estonie mu mel ni seenu njiit mooy ganu njiitum réew mi di la président Macky Sall ci réew mi ca palais de la République lañ doon waxtaane lu ni mel mu mel ni ñaari réew yi xaatim nañ ay accord jëm ci gën a dëgëral wàllu wi di ay xarala yu yees yi ci Sénégal ngir ne xam-xam ba ñu amee accord yooyu jëm na ci gën a boole seeni doole xeex lii di cybercriminalité doon lu fës ci ay réew yu bëri ci àdduna bi rawatina fii ci Sénégal leeral yeeg suñu ndaw di Abdoulaye Ndiaye. ci mankaanub njiitu réew mi kilifa réewum Estonie son excellence madame Kersti Kaljulaid ñëw nattangom bi di président Macky Sall dalal ko ci mankaanam jéego yi li ko firndeel mooy ab lëkkaloo boo xam ne war na dox ci diggante ñaari kilifay réew yi jëm ci wàllum xarale yu yees yi nga xam ni réewum Estonie ràññeekle nañ ko lool ci bët penku Europe. mais les affinités et surtout li feeg wee ci kanam daañu fexe ba li ñu mébét ñu mën koo saxal ci loolu bokk na ci ni lu jëm ci wàllum domaine bi nga xam moo jëm ci wàllum informatique ñu koy wax numérique diggante Estonie Sénégal bi nga xam te ne bi Estonie bi nga xam te ne bi daanaka ci àdduna bi dañoo xam xarañaayam ci wàllu bu ni mel ñu fexe ba lëkkale suñu ñaari réew yi ci wàllum domaine numérique muy xarala yu yees yi. digitalisation. parce que tout ce développement numérique ndaxte lu jëm ci wàllum développement numérique am na solo lool ci moo xam public wala privé yemul lekk ci ñaar ñooñu wax nañu am tamit plateforme bi nga xamante ni ñëpp ñi nga xam ne ñooy liggéey ci kër liggéeyukaay yi digg dóomu yi dinañ ci gis seen bopp bu baax a baax. En fait, c'est la seule chose que tous les citoyens, tous les PME peuvent profiter. Estonie réew la boo xam nag ci àdduna wërngal këpp moom rek moo ci am mankaan bii di tàggatu ci wàllum kaaraange xarala yu yees yi ñuy wax cyberdéfense loolu di kàddu njiitu réew mi ñuy firndeel nag lu ni mel di rek mandargal lëkkaloo bi nga xam ni ñaar réew yi ñu ngi ci fas yéene dox. Nous avons aussi parlé des possibilités de coopération. xanaa it lu jëm ci lu mën a nekk loo xam te ne bi dañuy fexe ba lëkkale ñaari wàll maanaam fexe ba kaaraangam ci wàllum xarala yu yees yi mais fàttali ni Estonie dafa bokk ci réew yi nga xamante ne bi dañoo xarañ ci wàll gi moom sax moo dalloo centre bi jëm ci wàllum cyber défense bu coalition OTAN waaye itam xam ngeen ni Sénégal weer yooyu ñu génn rek ubbi nañu ab école boo xamante ne bi dafa jëm ci wàllum cybersécurité soxal mbooleem daanaka Afrique sowu jant. ndax am na ay risques yu bari ci wàllum numérique nit ku ci nekk nag wax nga fexe ba wutal sa bopp sa kaaraange rawatina ci jamono ji nga xam ne xaralu yu yees yi fës nañ lool waaye nag terewul benn yoon ñi nga xam ne ñooy nguur yi am nañ ci wàllu bu am solo lool loolee tax sax l'Estonie bëggoon nekk membre permanent ci li nga xam ne moo di conseil de sécurité bu ONU. yeneen ponk bokkoon nañ ci seen waxtaan bi jëm na ci nag wàllum
li nga xam nag mooy soxal énergie renouvelable yi di mbir moo xam nag Sénégal sax def na ci ay jéego yu am solo ñëw ki nga xam nag moo di kilifa réewum Estonie fii ci Sénégal ànd ak délégation njiitali kër liggéeyukaay yu bëri day firndeel lëkkaloo bi war a tax ci diggante ñaari réew yi. Abdoulaye Ndiaye Afrique faw mu gën a yëngatu ci wàllu industrialisation ngir ak sukkalikom gën a gaaw ndaw ñi mën a amub xëy loole sabab ab waxtaan boo xam te ni di waa Institut africain de développement économique ñoo ko amal ni ki tey Sénégal fas yéene sóobu ci xaatim li nga xam te ni mooy ZLECAf di njënd ak njaay googe nga xamante ñu bëgg nañ ko yombal ci Afrique ngir réew ni mën di jokkaloo ci wàllu ni mel ndaje boobee ak lu waral Sénégal bëgg caa sóobu njëriñ lam ko mën a jural rawatina ci Afrique loolu yëpp dikk nañ ci kanam suñu ndaw di Ndeye Fatim Lo. réewum Sénégal fas yéene ratifié fii ak at bi di jeex accordu ZLECAf li ni mel nag ministre bi yor wàllum njënd meex njaay mi moo ko xamle gannaaw ba ñu defee ay campagne sensibilisation këru liggéeykaay privé yi tey jii ñu ngi gën di d'accord ak accord bi lii. fukk ak ñeent pays bi war a ratifié loolu la ñuy ñaan projet de loi bi adopté nañ ko conseil des ministres dafa am yeneen étape yu am solo yi nga xamante ne ci la ñu jëm te pour ñu àgg ci yooyu étape il faudrait vraiment ñu ratifier. secteur privé bi am na ñoo xamante ne moom woon nañu adressé nañu déjà ministre courrier bi pour won ko engagement bi ñu am ci zone de libre échange bi. wante nag faaw ñu préparé ko bu baax bëri na yoo xam ne war nañ ko matal laata ñuy mën a jëmbal zone de libre échange boobee ay défis yu bëri réewu Afrique yi war nañ koo dabbu. boo xoolee dëkk africain yi lu ñuy jaay wante seen biir boo xoolee toujours pour produit téeméer boo jël produit industrialisé yi mu ngi représenté ñeent fukk ak ñett alors que ñun lu ñuy jëfandikoo ak ñeneen ñi nga xamante ne bokkuñu Afrique téeméer boo jël fukk ak juróom-ñett rek moo ciy nekk produit manufacturé. ngir accord bi mën a entrer en vigueur faaw lu gën a néew ñaar fukk ak ñaari réew mën ko ratifié jugee ci mars jëm ci novembre 2018 fukk ak ñetti réew daanaka ratifié gum nañ ko mu doon jéego bu mag. balaa ñu koy yóbbu di dem bay ratifié il faut ñu gën a yaatal waxtaan bi ba nga xamante ne ku ci nekk war nga xam lan mooy zone de libre échange nga préparé wu. donc yeneen dëkk yi tamit loolu bokk na ci li tax xëy na ñuy traîner parce que mënoo xëy rek ñëw ratifier te xëy na conscience bi nga xamante ne population bi war na ko am ci zone de libre échange bi amu ko balaa juillet sax am naa yaakaar ni mën nañu am quorum bi ba nga xamante ne mën nañu mettre en place zone de libre échange. IDEP Institut africain de développement économique et de planification dajale képp ki yëngu ci wàllu bile ngir ñu sottante xalaat ci lan mooy njëriñu ZLECAf ngir ñu gën a ñoŋal wàllum industrialisation ci biir Afrique. Un apport indéniable sur l'industrialisation, la diversification de nos économies, notre capacité à créer de la valeur ajoutée, notre capacité à créer des emplois et de nombreuses études ont été faites, dont celle de l'IDEP, à ce sujet pour montrer justement quel est le potentiel que peut apporter cette zone de libre-échange. ñu lancé ko ci mars 2018 ZLECAf doon na jéego bu mag pour réewu Afrique yi ndax dina tax tey jii ba réewu Sénégal mën a gën a yokk marché am ci réewu Afrique yi waaye tamit mu multiplier échange yi muy def ci wàllum njënd meek njaay mi. Ngok ñu lay jaajëfal Ndeye Fatim Lo xibaar yi ci geneen wàll di politique xam ngeen ko ni investiture yi nga xamante ne jamono ji ñu ngi lëmba réew mi ci élection yi ñu dëgmal ñii di waa coalition Benno Bokk Yaakaar ñoo ko njëkk a door amal ko ca Arena Dakar waa PUR bëggoon a def lu ni mel ñu gàntal leen ko waral ba laaj ba samp ci réew mi mooy ni ndax ñii di waa coalition Benno Bokk Yaakaar rek ñoo am sañ-sañ amal lu ni mel foofee di Dakar Arena laaj boobe ci kanamu askan wi am ci ay gis-gis yu uute ci reportage suñu ndaw di Awa Ba. ci jogante njiitu réew mi ñu jëm atum 2019 investiture yi nag ñuy gën di ko amal ginnaaw bu Macky Sall yeneen i parti politique yu ci mel ni PUR bëgg nañ ko amal ca Dakar Arena waaye nag mu doon lu leen jafe loolu góor gi di ko ñaawlu bu baax a baax. ñeneen ànd ceeg moom ne daal bépp parti politique war nañoo mën a dem ca Dakar Arena. parce que infrastructure boo xam ne c'est national, c'est pour tout le pays et ça doit être utilisé par tous les partis. da nga nekk au pouvoir rek yow yaa ko war a utiliser ñeneen ñi war a utiliser def nga sa investiture permettre ñeneen ñi aussi ñu def investiture si
discipline ak ci jàmm xam nga élection yi jàll. ñeneen moom gis ne mbir mi politique donga ko lal waaye tamit di wax ci ay yenn jafe-jafe ak dégâts yi nga xamante ne amee na ca Dakar Arena. xam nga nag politique la rek xëy na am na lu tax ñu bañ leen ko jox kenn xamul lan la kenn xamul aussi ba Macky Sall demee am na yàqu-yàqu yu fa am ñu bañ mu nekk ñaari yoon ñoom def nañ fa dara xëy na ñu dem ba si biir gis am na ay yàqu-yàqu parce que keroog aussi ñëpp xam nañ ne ñu bari tardé nañ seen vote. ñi nga xamante ne ñoo samp seen dënd bëgg nañoo amal seen investiture ku ci nekk waaye daal dem ca Dakar Arena doon na lu leen jafe loolu askan wi nag ñoo ngi fàttali rek ki nga xamante ne moo njiitu réew mi Macky Sall ne mbir mi du moom rek ko moom. Awa Ba jamono boobee ñii di ndongay nekk ca université Cheikh Anta Diop ne sonn nañ ci ñàkk kaaraange gi nga xamante ni mu ngi leen di sonal witt ca gox boobee waral ba jamono ji lu aju ci seenu njàng doon na lu leen jafe ngir ay agression ak yeneen yu ni mel yoo xamante ne bëgg nañu kilifa yi dégg ko indi ci ak jàppandal di ak woote wàllu boo xamante ni fësal nañu ko ci kanamu suñu ndaw di Safiatou Koli. ndongo daara bi ñëwoon ngir teew ci benn séminaire bu nar a am ci amphi 2 bu faculté des lettres et sciences humaines moom nag njaaxare la am bu mu yégee ni benn xale bu jigéen leen siif yóbbu ci université Cheikh Anta Diop. vraiment ñu ngi naqarlu li fi jot a am. parce que man dëmm laa ko xam dëmm ma demee fële ESP j'ai rencontré une jeune fille mu ne ma vraiment am na une fille qu'on a enlevée. ci kanamu nouveau bâtiment nekk ci faculté des lettres xalaat bi benn la fa mu nekk ci licence 3 ci département bu philosophie Abdoulaziz Sène di ñaawlu agression ak siif yu ñu nemmeeku ci université teg ci di tuumal njiit yi. dama yaakaar ne étudiant bi bu jógee seen kër. ñëw fii si université fii pour jàng université bi dafa war a nekk cadre ba nga xam ne nii dafay war a nekk di épanouiru dama yaakaar ne sax fii la war a gën a mën a sentir boppam fii lañ ko war a gën a mën a sécuriser faute bi nag erreur bi si autorités yi la jógee rawatina si di nga xam ne nii moom la ñu dënk kuddu. Yaya Diouf moom yëkkati kàdduwam ngir woo ay ñoñam ndax gis na ni mbir moomu la combat wu étudiants yi la. bëggoon naa tamit ñun à notre niveau tamit nous les étudiants ñu porter combat bi jéem a xool nan lañ koy xeexee ba autorité compétente yi xam ne phénomène bi c'est quelque chose boo xam ne mu ngi gàngaren système bi te suñ ko bàyyee tamit ça risque vraiment ànd yeneen aggravation yu gën a métti. yooyu les étudiants gis ni rek jot na ñu jël si ay matukaay. vraiment ñu ngi lancer autorité yi appel ñu jóg taxaw si affaire bi ñu mun ko résoudre parce que étudiants yi li ñuy dund métti na trop. autorité yëpp ñu ngi leen di oo chaque jour. pour vraiment ñu ñëw ñu jàppale ñu ci situation bi pour ñu mën a continuer suñu jàng. ci campus universitaire tiit lañ fa nemmeeku ci kanamu bépp étudiant ñoom ñooñu lay sax mënatuñu nelaw bay yandoor ñuy ñaax njiit yi taxawul. Safiatou Koli seen liggéey dafa laaj ab dogu waaye te ànd ak dal ànd ceeg xarañte ngir ñañuy liggéeyal mujj bekk ca loolee nga xamante ne moom la ñu amee jëm ci wàllu métier ñu leen di woo plombier jaar ci mbirum pompe tuyau ba ci robinet xarañ nañu ca fa ñuy jaarit naka noonu fësal nañu ko boobee métier te am na ay risque wax nañu ko lay seen càkkute fit yi indi nañ ci ay leeral bëgg kilifa yi dégg ko indi ci ak jàppandal naka noonu it jafe-jafe yi ñu dund ña ngi gis seen bopp ci boobee métier am déet métier de la semaine nañ koy defee aljuma bu ne di mbirum Ajara Njaay. am xarañteef loolu ci wàllum tuyau tube vanne robinet ak yeneen ànd ak tey ci li nga xam ni moom la ñuy defar ngir rek mën a jàllale ndox mi ci bâtiment bi li ñoom plombier yi di respecter loolu li nga xam ni moo di étape bu liggéey bi. ñëw jël say mesures xool li nga soxla ci tuyau ak pièces ak vanne d'arrêt yëpp def sa débit aussi nga xool qualité matériel bu baax ngay wut matériel bu baax parce que pecc yi aussi dafa bari ay qualité. am na Dubaï bu jóge Dubaï am na buy jóge CCS waaw bu CCS nag moom lañ gën a préféré quoi. boo defee alimentation par avant carrelé ba carrelé da ngay testé sa ndox da ngay testé kon amul benn fit carrelé doo ñëw carrelé bu carrelé par après nga ñëw posé appareil. bàyyi xel bu baax ci li ñuy def lu am solo la ndax kat ñuy bañ a am ay jafe-jafe fuite. nga def toute attention pour. matériel bi ngay liggéey nga bañ ko yàq voilà boo installé pour def sa xel ci liggéey bi pour ëllëg boo paree nga bañ a am fuite yooyu yëpp jar na tey daal
te loo ciy def rek ciy bàyyi si xel quoi loolu romb rek da nga ko war a assurer parce que ndox dafa toll doy waar quoi c'est comme électricité foo mën a yàq kër quoi ay fit ak yooyu. collé woo ko bu baax mu am fuite surtout évacuation yi mu am fuite bi nga ñëwaat di ko reprendre quoi boobu moom bu boobaa day nekk liggéey encore moo gën a compliqué boo nekkee installation bu bees quoi. métier bi nag bari risque loolu jafe-jafe yi moom kenn waxaale wu ko. fii ñun yàlla moo ñu defal sutura yàlla nekk nañ ci daja ay accident léeg-léeg nga yegg daanu waaye ci soudure aussi cuivre am na cuivre léeg-léeg ngay suure aussi am ay lakk-lakk ak yooyu. léeg client yi am ñoo xam nag nañ jënd matériel mais duñ la fay main d'œuvre bu normal quoi mais ku ci xam liggéey bi xam nan mooy plomberie ko ne nangu ñu jënd matériel bu baax dina nangu fay waaye ko moom toujours liggéey baax rek lay am. ci noonu ñoom ñi lee nga xam ne seen xel dafa màcc loolu ci liggéey bi li jàpp ni ñu ngi ciy génn bu baax. am na xaalis en franchement parler mais client yi comme ni ma ko waxee léegi gars yi ñu bari nangu ñu fay waaye yenn fit yi ngay gis loolu la ku nangu ku bëgg lu yomb nag lu yomb rek ngay am ngay dem ba ci biir am ci ay problème delluwaat fer lépp li nga ferewoon. xaalis moom am na mais des fois comme client yi nanguutu ma fay léegi moom daal matériel moom noonu ne matériel lu mu cher cher nañ génne matériel mais pour fay ouvrier bi moom loo ko wax mu ne seer na. ci noonu ñoom ñi lee nga xam ne seen xel dafa màcc loolu ci liggéey bi li jàpp ni ñu ngi ciy génn bu baax. Seydou ak Daouda di ñaax ndawu apprenti yi ñu dékku jafe-jafe liggéey bi li ndax ñu mën cee doon ay professionnel. bu dee jàngoo école nañ jàng métier parce que moo gën dem taxawàllu di def loo xam ne loo war a def parce que moom li nga lu mu bon a bon boo liggéey nga am sa 5000 francs mu wóor la li si sama 5000 francs si ñàkk naa ko koo may rek xamante lay lew. dafa laaj muñ nag quoi muñ par métier autant que dajoo yenn coono yi doo gis yenn secret yi foo nga daj yenn coono yi muñ doo gis yenn secret yi. douche pompe réservoir ak yeneen loolee yépp nag liggéeyum ki nga xam ni moo di plombier bi la ñu leen di soxla lool ci chantier yu mag yi ñoom plombier yi le am organisation bu baax ci seen liggéey bi ndax kat jàpp nañ ni du ñëpp ñoo ko mën a def. mu gokk di liggéeyu plombier ñu àndoon ceek Ajara Njaay ca métier ba ñu amee ñoom plombier yi la mu laaj ci wàllu xarañteef ndax ñu ngi gis seen bopp naka noonu it jafe-jafe yi la yow ñuy làmbool loolu yëpp ñu dikk ci boobee métier ay amateur la ñu fësal seen i kàddu wax ni ba moytul ci ubbi tekk làmb ren bi duñu tëgg benn combat lu mooy ni dañoo jotee ci cahier de charge bu waa CNG de lutte ñenn ci askan wi àddu ca ne ànd nañu ci taxawaay ñoo ñee di ay amateur donte kii di njiital amateur bi Doudou Diagne Diecko moom jàpp na ne la ko war a jiitu mooy amateur wala boo ko ñëw ni di promoteur yi fexe nangu waxtaan ak kilifa yi ngir ne ci mujjantal ba ab déggoo mën ca juddu di reportage suñu ndaw may mun a ñaan ñu bañ leen jox cahier de charge ci lu jëm ci arène nationale bi li ni mel jur xëccoo ci diggante promoteur de lutte yi ak waa CNGL ñaari amateur yi ñu nekkoon CNGL bi la may def tegu ko fenn. seen droit la boo xam ne kenn ku nekk war nga ko mën a xam ndax nit bu yëngu ci dara bokk ci benn kuréel boobu lépp lu muy def war naa mën a leer ci bopp ña koy boppu acteurs ya la ñuy wax loolu la ñuy xultu di ko wax tamit man je trouve ça normal. gestion bi ni ñu ko yoree baaxul man dama koy kaas chaque jour parce que mënuma concevoir ku mel ni Alioune Sarr ak staff bi mu àndal yow nga naan carrément fay ñu leen et di ngeen di am ba pare chaque jour nit ñi di wax ay yu ñaaw ci yéen te nangu leen bàyyi deuxièmement nit ki dama jàpp ne pour nga jiite dara foog nga xam fi ñu ko jëlee ak fan nga leen war a yóbbu. jiitalu amateur yi nekk fii ci Sénégal ak genn kàddu rek la yor ci gis-gisam mu ne kon ñoom ñaar ñëpp dañu war a toog waxtaan ngir saafara mën cee juddu. waaye lépp waxtaan la du organisation waxtaan la nit ki fekkee tëjul la buntam yaa ngay téléphone am yow li gën a rafet mooy ñu ne ministre dañoo bëgg nga recevoir délégation promoteurs yi. ñoom ñu dem waxtaan ak ministre. ci loolu sax ñoom promoteurs yi daal di koy jaarale ci seen président association di Pape Abdou Fall ñu ne kon dañoo gedd CNGL ba tax na kon mu di ko ñaawlu bu baax a baax. li ko ministère des sports wax pour man warul delloo cër bi. donc dama la nommé wu ma la pour nga dugg CNG li ma la nommé c'est pour lépp lu am si làmb nga ma siy conseillé
promoteur ñi kon ñu ne boo moyul at bile duñu tëgg benn combat bu fekkente seen li ñu bëgg amuñu ci ay saafara waaye ci kàddu ñi ñu tasal ñu ne kon loolu mënul am benn njeexital ci waxtu bi nga xamee ni am na ay promoteur yi nga xam ne jamono ji jot nañoo joxe ba noppi seen licence. mu ngoog di yenn ci ay promoteur yu dànkaaf ñi di waa CNG ne bu ñu jotul ci cahier de charge boo moytul ci ubbi teg lamb saison bile duñu tëgg ñenn ci askan wi doon ci àdduna ko noonu it président amateur yi ñu àndoon ceeg Maimouna Niane di ponk bu mujj ci xibaar yi ci ngoon gi mbokki jaajëfal leen ci teewlu bi jaajëfal ci technicien yi ñu ci àndoon na des ci kanam yemoo ko juróom-ñetti waxtu ngeen ànd ceeg Mouhamadou Diallo ci kàllamay nasaraan ñu leen ñaanal guddeeg jàmm bu ànd ak tawfeex di ko sàkku ci yéen jamono bu nekk wasalaam. Monde impitoyable de la haute couture, Maria Gianni est toujours la meilleure. Va te faire voir. Elle exige la perfection sur son podium. Belle, c'est pour les top modèles, ce qui est loin d'être son cas. Et ce qu'elle fait dans les coulisses est tout sauf joli. Ça devient de plus en plus chaud. Espèce de salaud! Il peut le faire en espagnol et en anglais. Arrêtez de me suivre comme un petit chien. Que faites-vous ici? Oh, vieille truie! Tu ne me fais pas peur, grand-mère. Elle est vraiment bonne à rien. Vous êtes vraiment une belle garce, vous le savez, ça? DTV indiwaat na lu am solo ci biir Happy Time mooy émission Salsa Folie. leen koy présenté di la señora Fatima, la primera animatores de la salsa sénégalaise. dina am ay pas de danse yu am solo. tous les dimanches lay doon sur la DTV.